بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيد الشاكرين والحامدين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla am nañu mbégte mu rëy rëy ngir partager ak yéen tàkkusaanu ajjuma ji njëkk ci weeru chahru ramadan al mubarak di weeru barke di weeru xéewal di weeru sutura waaye tamit di weeru muñ comme ni ma ko waxee ci vidéo bi ñu mujjee dugal sànq mbokk yi il faut que ñuy muñ te muñ dafa bokk ci jikko yi nga xamante ni moo gën a nekk jikko yu raar ci jamono fi mu ne nii patience amatul te du patience ñàkkee rek seytaane day dugg te seytaane du duggee musiba am parce que seytaane moom yàq rek mooy mbiram du day yàq nag lu ne fang wala mu yàq ca biir di alak kon du ñu bàyyi mukk di soññ nit ñi ci ñuy dal ñuy muñ surtout jeunesse bi def ndànk xaar xam ni la ma waxoon sama mbokk sëñ Samba Tall Seen di nit ku baax ku bëgg alxuraan bëgg xam-xam ma ne ko ñaari xam-xam yii soo ko xësee ba xam ci yàlla jaratul ngay am benn coono ci sa dund benn xam-xam bu njëkk bi mooy nga xam ni yàlla du fàtte yàlla du fàtte yàlla du fàtte il n'oublie jamais la taaxuzuhu sinatun wala nawmun du fàtte kenn du fàtte lenn du fàtte fenn mbir mu nekk nit ku nekk bërëb bu nekk la mu war a jot ci jamono dana ko jox waaye lu nekk nag dafa am waxtoom bi ci des ma ne ko beneen xam-xam bi mooy nga xam ni yàlla du juum il se trompe jamais comme yow wóor na la ni yàlla du juum du jël wërsëgu morom di ko jox keneen du jël teraanga morom di ko jox keneen du jël ñàkk morom di ko fayee keneen kenn ku ci nekk la nga am ak la nga liggéey ak la nga mérité moom lay teg sa loxo gis nga ñaari xam-xam yi soo ko boolee da ngay mujj am confiance ci yàlla am doylu ci yàlla am dal am la paix du cœur l'ataraxie ngay am cette béatitude moom ngay am ci sa biir xol ak sa ruux yàlla nañu ko yàlla defal mu mel ni loolu moom la ñuy jàng ci histoire yonent yëpp alayhimu salaam fa tabaarakallaahu du ñu guddal ndax ajuma ji dafa xaw a xat ginnaaw ba ñu laajee ban ñaan mooy ñaan gi gën a rëy ci kaw suuf yàlla nangu ko adduna bi yëpp ànd ak ñun ñu bokk gëstuwaat l'histoire de Seydina Ibrahima bien que dañ cee mos tuuti rek am na lu ñu ci bàyyi incha allah ci yeneen question yi dinañ dikkaat ci histoire Seydina Ibrahima waaye tey sax dinañ ci dikkaat ndax réponse tey bii tamit c'est relatif à Seydina Ibrahima parce que ñaanam la encore waaye ñaan gu njëkk gi dafa ëpp doole ñaan yëpp mooy ñaan gi mu wax ne rabbana wa baas fihim rasulan googu di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu ku ñaan yàlla may la yonent bi kenn mënatul ñaan bu ëpp googee fa tabarakallahu te soo xoolee sax gis nga yonent bi dem na ba delloo ko njukkal am na benn doomam bu mu am ak ku ñuy wax mariatul qibtiya maria la copte te copte yi tey moom la ñu war a waxtaane maria kooku doomam jooju ibrahima la ko tuddee ngir lan delloo njukkal seydina ibrahima alayhi salaam waaw ak yeneen i jàngale ak yeneen sew-sew yu bëree bëri macha allah tabaarakallahu ñu tontu woon ko feeñal ci ay jàngale yu bëri nit ñi tamit ci seeni réponse ci seeni commentaire ci seeni audio seeni waxtaan ñoom it wane nañ ay gis-gis ak ay dégg-dégg yu ñu am ci histoire bi ñu doon waxtaane mooy diggante seydina ibrahim ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muñ ga ca nekk jàngale ba ca nekk tegtal ya ca nekk
am na kenn ku sax bu yaakaar naa sunu mbokk Benoît Bernes la mu ñuy wax Abdel Majid tabarakallahu nee na ci question bi nga posé sëñ Mor ci lañ xam dimension Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ci àdduna ak ci àllaaxira ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ñu laajoon mbokk yi ne leen ban ñaan la frère ñaanal frère am ci biir alquran te ñaan googu kenn musul gis ñaan gu ko gën a rëy ci diggante frère ak frère am loolu lañu laajoon waaye bii tamit yàlla def na sutura alhamdulilah bañ ko posé ca saa si rek ku ci mel ni suñu mbokk sëñ Thierno Mbaj ku ci mel ni suñu mbokk Abdel Majid mooy Benoît Bernes suñu mbokk suñu jarbaat suñu doom soxna Fatima Mbay tabarakallahu dégg ngeen ko ci audio bi ci page WhatsApp bi waaye gis ngeen la mu bind am na ñu bëri ak yeneen mbokk yu bëri kenn ku ci nekk trouvé na réponse bi mooy Seydina Moussa alayhi salaam moo ñaanal magam loolu tamit nii nañ ko xam Haaruna moo mag Moussa loolu noté leen ko Haaruna moo mag Moussa Haaruna moo tax question bi dama ne frère ci frère am parce que boobu bëggoon naa di njort ne kenn dina laaj sax ndax ñoom ñaar ku mag waaye Haaruna moo mag Moussa te du ma waxee léegi histoire bi di ngeen comprendre ne daanaka benn at la ko magee Seydina Moussa moo ñaanal Seydina Haaruna ne ko yàlla gis nga ñaan gi da ngay dégg ñëpp di ko wax kuy firi alquran kuy ubbi waxtaan muy sëriñ muy conférencier muy xutba muy waxtaankat même ñiy way dañ koy ñaan léeg-léeg ñu wax ko ci kaw léeg-léeg ñu wax ko ci suuf mooy lan rabbi shrah li sadri yàlla ubbil ma sama dënn nag wax naa leen ne leen heure boo leen ko déggee ci alquran wala ci waxtaanu xadis yonent bi wala nga dégg ko ci tasawuf dënn mooy xol la yàlla ubbil ma sama dënn alam nashrah laka sadraka yaani alam nashrah laka qalbaka sa xol bala moo ngoog yàlla ubbil ma sama dënn loolu la Seydina Moussa ñaan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ta nga yombalal ma sama mbir waxlul uqdatan min lisaani waxlul na nga fecci allahuma salli salatan kamilatan ci salatu naariya wa salaaman tamman ala sayidina muhammadin allazi tanxallu bihi l uqadu xall day fecceeku ta nga feccil ma uqdatan fas bi mooy sama làmmiñ wi def fas bi dinaa leeral lan moo tax mu ne yàlla feccil ma sama làmmiñ rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani ci sama làmmiñ yafqahu qawli ngir ñi may waxal mën a comprendre li may wax gis nga kon wax li ci am solo mooy lan yàlla jox la dënn bu am leer parce que leer mooy dugg ci xolu nit ñi mais xam-xam ci nopp rek lay dugg mais xam-xam bu ànd ak leer nag mooy dugg ci nopp ba noppi jàpp xol jàpp cerveau mën a defar jikko yàlla ñu ko yàlla defal amiin wa yassir li amri yàlla lum yombalul du génn léeg-léeg nga gis koo xamante ni kilifa la day mokkal alxuraan xam lu nekk mais day waxtaan ni benn moo réer ko wala benn aaya réer ko wala mu def faute yoo xamante ni da nga naan kii ndax jàng na naxwu fekk déedéet jàng na naxwu de yàlla lu mu yombal mu yomb waaye lu mu yombalul mu jafe yàlla nañu yàlla yombalal suñuy mbir mooy wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani amri bii nag bu dee ñun ñii suñuy waxtaan la suñuy firi suñuy vidéo en direct waaye bu dee Seydina Moussa amri li mu signifié mooy sama mission mooy mission bi nga ma jox ngir ma dem waar Firawna waaye mission bi nga ma jox ngir ma délivrer le peuple d'Israël mooy amri mooy sama mission wahlul uqdatan min lisaani wax naa ko leer na mooy feccil sama làmmiñ bi fasu dinañ leeral lu tax mu fasu yafqahu qawli ngir ñu dégg ma kon xam-xam ak jottali kàddu yàlla ak waaraate ak waxtaan ak xutba il faut que yàlla ubbil la sa dënn yàlla nañu ko yàlla defal il faut que yàlla defal la facilité yàlla nañu ko yàlla defal mooy facilité d'expression yàlla il faut que sa làmmiñ fecceeku yàlla nañu ko yàlla defal il faut que tamit yàlla def sutura ba yow ñi lay dégg mën a comprendre li ngay wax loolu tamit c'est très important mooy technique bi ma doon wax ci wàllu communication ci l'émetteur le récepteur le message et le médium waaw yooyu yëpp waxtaane woon naa ko ba noppi yaakaar naa léegi nag gis nga bi mu ñaanee yàlla lii ba noppi pour moom ci la wax nag ne yàlla waj'al li waziran min ahli ñu ne ko kan mu ne Haaruna axi
ñu ne ko waaw looy ñaan yàlla ginnaaw li mu ne wajaal li yow yàlla defal ma waziran ab assistant ab ministre ab aide de camp ab homme de confiance min ahli def ko nag ci samay waa kër te boobu moom la bokkal ndey ak baay muy grand frère am teg ci gis nga Haaruna axi mu ne ko yàlla ki may wax mooy Haaruna te sama frère la yàlla ne ko waa léegi loo bëgg lu tax nga bëgg ma def Haaruna muy yonent mu ne ko ushdud bihi azri ngir sama doole jii ma am fi mu ne nii ndax yonent laa fi mu ne nii mais lu kenn mën ñaar ko dàq am na ci yeneen aaya moo ngi wax sax ne ndax moom moo ma gën a set làmmiñ ci beneen aaya waaye nag yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ko ci sama mission bi bu ko defee yonent boo xamante ni amul droit wax wala muy def muy dindi mais def ko yonent mu ànd ak man fu may waxee muy wax fu muy dindee muy dindi su ma tëddee mu tëdd su ma jógee mu jóg xoolal sa waa ji moo baax yàlla ne ko waaw dëgg la defal naa la loolu waaye léegi loo bëggaat leneen mu ne ko dama bëgg soo ma defalee loolu maag Haaruna ñu sax rek yow yàlla kay nu sabbihaka kathiran wa nadkuruka kathiran ngir fu ñu toll ñuy wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar fu ñu toll ñuy wax la ilaha illa allah kay nu sabbihaka kathiran lu bëri sans lim wa nadkuraka kathiran ngir ñu lay fàttaliku di la tudd lu bëri pourquoi parce que innaka kunta bina basiran yow de ba ñu avant ñuy judd yaa ngi ñuy toppatoo tey ji yaa ngi ñuy toppatoo te su ëllëgee tamit xam nañ ni doo ñu bàyyi mukk yow yàlla ndeysaan kon dañuy taxaw fii tuuti ñëw nag ci li waral lii suñu paree ñu soog a ñëw ci jàngale yi parce que gis nga fii nii doo ko liiree ay yii doo ko liiree ci ngay comprendre ne ndekete mayu yàlla du âge yàlla mayam gi kim njëkk a dal mooy le petit frère mooy Moussa mais petit frère tamit du ko yàlla defalee teraanga du pour moom pour famille bi yëpp la moo tax wajaal li waziram min ahli la wax ma famille ci sama famille parce que xam na ni teraanga gi ko yàlla defal mooy la prophétie nubuwa c'est pas pour lui Moussa mais c'est pour toute sa famille parce que ndeyam mooy jigéen ju baax joojee baayam mooy baay bu baax boobee dinaa ci ñëw léegi wax ci affiliation ak filiation kon yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla dimbali soo gisee ñu jël l'exemple de Seydina Moussa et de son frère Haroun mooy gis ngeen famille yi léegi ni mu explosé tasaaroo léegi daanaka li la gën a naqari ci sa biir famille lay amee ñi lay gën a xañ say mbokk la ñuy doon ñi lay gën a yàqal gis nga mongoog ak yu bëri te gis nga lii prophétie amul lu ko gën a rëy ci kaw suuf mooy di jokkoog yàlla subhanahu wa taala yàlla di wax ngay dégg ngay wax ak jaam yi am connexion ak yàlla directement moo gën a rëy ci kaw suuf te yàlla subhanahu wa taala am na jaamam bu taxaw ne ko yàlla lii nga ma defal ko sama mag allahu akbar te ñun léeg-léeg lan la ñuy laaj mooy fayeeku nga sa salaire say frère amuñu doole nga dimbali leen loolu rek lan lay laaj yow waxuñu la pour nga ñaanal ko prophétie de wilaaya sax ñaanaloo ko waxuñu la pour nga jël sa bakkan pour mu dund déedéet yow li la wax mooy nga dimbali nga jàppale nga suturaal te bu leen ko wan te bu leen jaay affaire après bu leen wax ne non man maa fi nekk ci kër gi vous faites rien man xaw ma déedéet seen wërsëg la yàlla jaare ci seen loxo te bis bi nga gisee sa bopp daal di naagu wax ne su nekkuloon man billaahi yàlla rocci sirru wërsëg ko maa la ko wax yàlla nañu yàlla dimbali ko léegi nag kii ñuy waxtaane mooy Seydina Moussa kii ñuy waxtaane muy Seydina Harouna alayhim assalaam Seydina Moussa mi yonent bi nee na tuuti alquran di téere Moussa 1/3 du Coran ne parle que de Moussa moo tax foo ubbi rek commencé ci Baqara ba ci fin bi foo ubbi rek histoire Moussa nga fa moo tax mënuñoo sax jël saar yëpp indi ko pour waxtaan wi ak tafsir bi ak firi bi déedéet sourate Taaha lañ jël rek ndax wax ji ñu intéressé ci rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli moo ngi amee ci sourate Taaha foofu la kàddu gi nekk waaye foo ubbi rek histoire Moussa moo nga fa histoire Harouna nga fa histoire banu Israël nga fa lépp luy histoire moo ngi foofu waaw
kii ñaan gu réy gii kan la muy Seydina Moussa. Seydina Moussa dafa bokk ci juróomi yonent yi ëpp doole ulul azm min ar-rusul. Seydina Muhammad mooy seen kilifa, Seydina Ibrahima, Seydina Moussa moom ci boppam, Seydina Nuux alayhi salaam ak Seydina Adama. ñii ñooy yonent yi gën a am doole ci yonent yi. ci ñaar fukki ju yonent yi ak juróom yéen tudd ci biir alxuraan juróom yi nga xamante ne ñoom yàlla tuddee borom pas-pas yi borom engagement yi borom dogu yi ulul azmi min rusuli Seydina Moussa ci la bokk. kon yonent bu bari doole la yonentu la boo xamante tamit histoire am yàlla toujours yonent bi da koy wax ne ko xoolal ci Moussa. pourquoi parce que Moussa dafa sonn te yonent bi moo gën a sonn ñëpp nag loo gis ci fitna ci Moussa yonent bi dund na lu ko. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko dinaa la nettali histoire yonent yi jiitu woon ngir nga dale la ko sa xol nga xam ni yàlla bàyyiwu la ndax defal na leen loo xamante ni yow mi yaa ko gën a mérité ndax ñoom ñëpp yaa ma leen gënal sa xol daluk xol maa nu thabbitu bihi fu aadaka luy dalal sa xol ba nga dal am patience xaar xam ni مستهم البأساء والضراء حتى زلزلوا ويقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله سورة البقرة يلا نينا فتنة ak coono yi ak dóor yi ak xoqatal yi ak embargo yi dal na waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mujj gi ñoom saxaaba yi dañuy wéet di dajaloo naan waaw li yàlla digoon yonent bi kañ la yàlla ne leen muñ leen ala inna nasarallahi qaribun ndimbalu yàllaa ngi ñëw te du ñëwee iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan su boobaa yow Seydina Muhammad fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaban su ndimbalu yàlla dikkee rek lépp leer yàlla nañu yàlla dimbali ñun ñëpp fi diine wa dunya wal axira Seydina Moussa mii Imran mooy baayam Imran allaawi mooy baayam laawi yaquba ko jur yaqub ishaq ko jur ishaq kan mooy baayam ibrahim kon ibrahima day dikkaat ndeyam moo ngi tudd xannata gis nga nag fi ne nii ñoom sëñ racine yii di sëriñ yi borom bagage yi am na lu ñuy tuddee ñoom xaw ma lañ umu Moussa lañ koy wax xaw ma secret boobu nee nañ xaw ma mooy joxe milliards yi xaw ma turu yaayu Moussa la am na yu ñu cee def daal ñoom xam man daal xaw loolu daal xaw ma lu mu doon xanaa sëñ racine su bala ñuy àggal yaag sama gars yi borom bagage yi ngeen dimbali ñu sëñ Mor Ndaw ak sëñ Mbaye Fall Ndiaye borom bagage yi ngeen dimbali ñu ci umu Moussa waaye umu Moussa daal yaayam moo ngi tudd xanna waaw moo nga ko bu dee am na yeneen tur nag yoo xamante ne gars yi dañ ciy def affaire kooku après dinañ ko gëstu incha allah Moussa kon wax naa la kuy baayam wax naa la kuy ndeyam kon sëtub yonent la waaye moom gis nga ni yàlla ni Seydina Ibrahim ñaanoon yàlla rabbana wab'ath fihim rasulan yàlla yónnil ci waa Màkka yi ab yonent yàlla nangu ko noonu la Seydina Ibrahima mii ñaane woon ne égyptiens yii copte yii fitnaal banu Israël sama xeet bi mooy xeetu Seydina Ibrahima maa ngi lay ñaan yàlla na nga yónni ab yonent boo xamante ni da leen di délivrer ba noppi dindi le règne des pharaons notez leen loolu c'est très très important Seydina Ibrahima moo ñaanoon yàlla ab sëtam bu nekk yonent bu ñëw éradiquer le règne des pharaons le pharaonisme pharaon bu ci alxuraan mooy Firawna foo ko déggee rek mooy Firawna nag ñu bëri dañ naan Firawna moo def nangam déedéet Firawna c'est un titre comme le Négus mooy Najashi comme Touba ca Yémen Touba comme Qaysar ca romain yi mooy César comme Barak ca Barak fan la Barak ñi sant Mbodj ca Waalo Damel ca Kajoor teeñ ca Bawol buur siin ca siin buur saalum ca saalum bu ci des Mansa mooy Casamance Gelwaar waaw yooyu yëpp ay titre la da nga naan dammel may sa teeñ ju door bër siin kumbandoo feen dégg da ngay dégg loolu kon loolu titre la Firawna tamit titre la loolu jàpp leen ko Firawna du tur mooy képp ku jiite Égypte
nekk buuru Égypte moom la ñuy wax le pharaon mooy Firawna c'est très important Seydina Ibrahima moo ñaanoon yàlla ne ko yàlla na nga am may ma sët boo xamante ni mooy éradiquer le pharaonisme léegi Seydina Youssouf alayhi salaam moom bi mu ñëwee histoire am dégg ngeen ko moo njëkk a jeexal seen nguur mais par la suite ils sont revenus pharaon yi dañoo dikkaat léegi kon léeg-léeg moo tax il faut faire attention il faut faire très attention di nga gis léeg-léeg benn wëliyu wala benn nitu yàlla ñaan dara gisagoo ko nga yaakaar ni kii fekk moo ngi ca yoon wa Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bi lu mu waxoon di Seydi Mouhamadul Ghali moo may jullee bi mu faatoo fekk fa Seydi Mouhamadul Ghali Seydi Mouhamad Dukkaali moo ko jullee ah waaye gis nga ba ko sëtam yi doomam yi génnee sulli ko ah ba war koo jël yóbbu ko Algérie mais dafa fekk Seydi Mouhamadul Ghali dellu si ñu sangaat ko defaraat ko Seydi Mouhamadul Ghali jullee ko gis nga te diggante boobu am na tijaan yu bëri bàyyi nañ tarixa bi ñii weddi nañ cheikh ñii duñ ko weddiwul tamit ñoo ngi doon duti ci seen biir xol naan cheikh wali bu toll ni moom ñu ne mooy xutbu zaman di xutbul aktaab di wali yu di jiite àdduna jiite wali yu yëpp maqaam yi ñu ko taqal yëpp moo waxoon ne Seydi Mouhamadul Ghali moo koy jullee te moo ngi nii julleewu ko te xamuñu ne waxu li ñuy wax waxu mag day fanaan àll waaye du fa guddee Seydina Ibrahima lam ñaanoon Seydina Youssouf moo njëkk taxaw di ko réaliser waaye nag réalisation ba dëgg nag moo ngi dalee ci kan ci loxo Seydina Moussa. day guddee waaye du fanaan. day guddee waaye du fanaan. day guddee waaye du fanaan. day guddee waaye du fanaan jërëjëf sama tukulóor bu dégg wolof baa ngi nii léegi ayo bismillah donc Firawna bii am na ñu bëri dañuy wax ne mooy Ramsès II mais Firawna bii dafa wax ne moom Firawna moo gént ab gént moo tax ñiy xeeb gént dafa fekk gul rek nga gént ñu fanaane laa dóor nga xëy gis ay cicatrice sa biir yaram xam nga kooku doo ko waxee ne ko gént amul dana la xaw ma ban gént moo amul mais man sama gént am na ndax maa ngi ni damaa fanaani gént ñu fanaane maa dóor ba ma xëyee sama yaram bi yëpp dafa dagg kii gént di sëy gis tubayam mu tooy kooku soo ko waxee ne ko gént amul mais danaan la saa yi da ngay caaxaan man ci gént laa nekkoon waaye tey ji bi ma xëyee damaa war a sangu gént du caaxaan de gént yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam daanaka nubuwa jeex na léegi li fi des mooy gént gu sell gu yàlla di wan ab jaamam gént lu sérieux la waaw mais nag di ko dafa am ay conditions moom it waaw ndax tamit am na ñu bëri fi ne ni gént moo leen dévier moo leen rey gis ay affaire rek gis ay yu naaw yu kii fii ñu yaakaar ni kii la fekk c'est des manifestations du shaitan du diable yal nañu yàlla suturaal Firawna dafa géntam nee na mu gis benn safara benn feu bu jógee baytul maqdis mooy fan Racine Jérusalem jërëjëf li baytul maqdis le feu bi jóge di naaw ba Égypte ba mu ñëwee Égypte qu'est-ce que le feu a fait dafa lakk Firawna lakk pale Firawna baytul maqdis waaye bu dee da nga koy def li ñuy wax alu taarif al baytu al muqaddas ngay wax waaye doo dindee alif bi da nga naan baytul maqdis waaye bu dee dafa am al da nga naan al bayt al muqaddas moom mooy fële ca Palestine léegi dafa gént gi gént na ab safara bu jóge fan baytul maqdis ñëw lakk ko moom lakkaale palem mu woo ay gaayam boroom xam-xamam yooyu mu amoon gisaani katam yooyu ne leen man dama am gént gu ma gént ba mu waxee loolu rek kenn ci ñoom ne ko yow gis nga xale bi war a jeexal sa nguur jeexal le pharaonisme moo ngi ñëw xale baa ngi ñëw te xale bi du ñëwee dina la sànk yow dina sànkaale sa pale bi sànkaale nguur gi léegi nag ca saasi la décision bu doy waar boobu nga xam dañuy wax sanguinaire ak ku bëgg rey li ñuy wax ci tubaab ak droit infanticide reykatu gone suñ la laajee infanticide yi gën a rëy ci kaw suuf ki ko def neel Firawna la nee ma lu tax Firawna xanaa xamoon ni rendi na plus de 100 000 liir
100 000 liir téeméeri junni ci ay liir ku judd rek mu rendi comme seetkat yi nee nañ ko gis nga seet yàlla nañu ci yàlla musal seetkat yi nee nañ ko xale bi lay rey dina judd mu ne waa léegi xale bu góor bu juddati reyal leen na déglul bu baax li may wax léegi ku judd ñu rey ku judd ñu rey am na ñoo xamante ni seen métier mooy jigéen ju ëmb ñu lay toppatoo ba nga wasin soo wasinee sooy góor rek ñu rendi ñoom loolu moo nekkoon seen métier am na tamit ay góor ñoo xamante ni ñoo leen di jàppale ci rey bi léegi nag ba benn moment nag ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko waxoon conseiller yi ko waxoon ne ko nañu rey xale yi ñëw ne ko ah sunu dëkk bi amatul góor te ñii ñuy rey mooy banu Israël yii ñoom ñii ñoo yor sunu tool yi ñooy tabax pyramide yi ñooy liggéey yi ñoo yor armée bi ñoo yor lépp suñ sàgganee nag góor dootu fi am firaw na leen léegi nu ñuy def ñu ne ko léegi da ngay def 1 an bii góor gu judd nga rey 1 an bi ci topp góor gu judd nga bàyyi mu dund su ko defee yow di nga continuer di rey waaye en même temps dinañu am ay góor yu ñu liggéey gis nga ñoom xooluñu lu dul économie xooluñu lu dul xaalis xooluñu lu dul seen prestige mooy seeni pyramide moo tax loolu yëpp ci ñaqu ay jàmbur waaw suñu benn professeur bi ñu nekkee Maroc ku ñuy wax monsieur Dahmani daan nañu wax loolu ne il faut pas arroser le champ de la liberté par la sueur des innocents yàlla nañu yàlla suturaal ndeysaan gis nga yàlla su la naree sàmm fi gën a dangereux fa la lay yóbbu gis nga at moomu Firawna décidé décision boobu ci rey góor ñi ak at mi ci topp mu bàyyi du rey day tëbal at moomu ci la Seydina Haaruna juddu at moomu ci la Seydina Haaruna juddu mooy at mi nga xamante ni dañoo tëbal duñu rey kon Haaruna kenn reyu ko ah léegi Seydina Moussa après 1 an Seydina Moussa ci la juddu Seydina Moussa kon ban at la juddu mbokk yi bu dee Haaruna dafa juddu ci at moo xam ne kenn du rey Seydina Moussa juddu ci at ma ca topp loolu lu muy signifié mbokk yi mooy at moom atum rey la atum rey la ci la Seydina Moussa judd loolu yàlla day wane dooleem su ko neexoon mu juddal ko ci atum ñàkk a rey mais yàlla dafa bëgg a wax ne rey ak ñàkk a rey lépp moo ngi sama loxo soo demee ci say fiyu di nga ko fa gis ashhadu annaka hayyun qabla kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli mayitin wa hayyun lam tarisil hayati min hayy loolu ko Seydi Ahmed Tidiane wax moom la wax yàlla yaa dund avant bépp dund yaa dund après bépp dund yaa dund ànd ak bépp dund yaay dund te sa dund amul fu mu jóge amul dara lu focceeku yow yàlla nga ñëw amul dara lu ñàkk yow nga ñëw déedéet yow yaay dund sa dund bopp ku dund yaa ko dundal ku dee yaa ko rey yàlla nañu yàlla dundal ci zahir ak ci baatin kon léegi leer na yaakaar naa histoire bi taaju na Seydina Moussa judd na gis nga jigéen am na waxuma la woon léegi nii am na jigéen ñoo xamante ni ñoo doon toppatoo jigéen ñi wasin ngir jox leen reykati ñu rey leen waxuma leen woon loolu gis nga sama borom nee na gis nga jigéen Moussa daf ko gis rek bëgg ko wa alqaytu alayka mahabbatan minni jigéen ji war a jël Moussa pour joxe ko ñu rey daf koo gis rek sopp Moussa dafa amul jalaal yi xam nga léegi nga gis nit rek mel ni faral rek cofeel la xëy ba am personnalité am charisme soo ko gisee xam ne kii war a mën la kii borom dégg na Moussa bi muy nekk lii yàlla ne ko benn aaya jox ko fa ñaari ndigal jox ko fa ñaari warlu mooy ay promesse ba noppi nag jox ko ñaari information yii gis nga ñett juróom-benn yi ma la wax nii mooy la vie de Moussa déglu yàlla nee na ko
na nga ko nàmpal te nga sànni ko ci géej gi wala taxaafi wala taxzani yàlla nee na bul ragal te bul tiit ñetteel information bi ko yàlla jox mooy gars ñu ngi naan amul son quoi te sa micro bi mu ngi dox. branché nga ko. ah branché nee na amatul son quoi léegi. waaw mais dañuy reprendre rek. sànq amoon na son mais nee na amatul son. kan moo ko wax. kon dañuy reprendre rek. ñoo ngi doon déglu bu baax. waaw sànq baaxoon na léegi.